ma ne bul yàq defu Pape bi. yàquma dara. yaa ngi daax a yàq parce que boo fi laaj ay 100 francs kay 1000 francs. moom amee na ma 20 000 sax. jëkkër sama amee nga ma 20 000 daal. nag ma ko delloo. léegi maamu dañu lay bàyyi rek le temps que may lijjanti sama bor yi nga daal di dugg ci li nga xamante moo di ce sujet mu di li nga xamante moo di commercialisation de l'arachide comme ni ma ko waxee tout à l'heure Basirou Ba nga fi dalal léegi dañu lay bàyyi rek nga daal di dugg ci biir waxtaan bi. waaw tey nag lu ñu fas yéene waxtaanee rek mooy commercialisation de l'arachide. ñu am comme invité kii di Basirou Ba nekk président mouvement citoyen aar suñu moomeel monde rural Basirou ñu ngi leen bu baax a baax. ñu ngi leen di fay maamu ñu ngi lay fay bu baax a baax. tey nag ñi fas yéene waxtaanee la nga xamante ne moom mooy commercialisation de l'arachide ñu gis ne le chef de l'État wala sax mun nañ ne gouvernement bi jël na ab ndogal fixé prix bi à 250 francs CFA le kilogramme de l'arachide. yéen waa aar suñu moomeel ñu leen déedéet doo leen ko nangu yéen kilogramme bi doo leen ko jaay moyen de 325 francs CFA est-ce que mun nañ xam li waral li mel. waaw li nga wax muy dëgg ju wóor sax parce que du mouvement aar suñu moomeel kese ñoo bañ 250 yi parce que plateforme lañu te dinañ ci génn fan yi ñëw incha allah pour gën ko leeral ñu xam ne bëgguñu jaayee 250. léegi nag ñoom bu fekkee dañu am seen doole di force baykat yi tout le temps di leen wax ne lii ngeen di jaayee mënuñ ci dara ñun tamit dinañ jéem parce que foog naa nag ci réew lañ nekk boo xam ne ku nekk am nga sañ-sañu wax ak sa liberté aussi kaas li nga xam ne moom nga bëgg ci façon bu rafet nag parce que ñun kenn xamuñu ci toj xeex wala di jéem a def lu yoon. ci loolu nag bu fekkee ne dañ def li tax d'accord ci 250 yi dafa yomb a expliquer parce que gëm naa ne amul benn secteur booy dem boo xam ne leen di définir nañ li ngeen di jaayee seen produit bi ngeen mën a am te ñun dañ gis ne tey état bu Sénégal mu ngi teg benn structure boo xam ne muy tudd CNA ñooñu ñooy toujours ñooy génn prix bi proposé ko état ñooñu nag la ñu wax ne pour commencer d'accord ñu CNA di ñu tànnal ay prix parce que CNA boobu la kenn xamu ko ñun baykat yi xamuñu ko ñu bëri ci ñun reconnaître ñu leen aussi. te li waral loolu mooy dañu gisul kenn koo xam ne mu ngi fay représenter ab baykat nekk fa du mën a wax ci turu baykat te nag dañ ne tubaab daf na lépp lay def pour man te invité woo ma ci da nga ko def pour contre ma boole woo ma ci te loolu buñ ko waxee mooy bu fekkee ñoom am nañ ku ñu jéem a taafantaloo di làqatu ne moom mooy ko fa nekkal baykat yi dama wax foofu ne munoo nekk ne da ngay wax ci turu baykat bu ñuy joxe jiwu nga am sa quota comme ñëpp ñi lay subventionné su fekkee état dafa joxe jiwu placé ko ci réew mi ba pare yow yaay doon président commission bii xool su baaxee nga ne baax na su bonee nga ne baax na su tuutee nga ne bëri na su manqué nga ne mat na loolu su fekkee yaa ngi koy def foo teew ne baykat nga fa teewal ñun dañ naan loolu amul su fekkee ne loolu dafa am tey ñu génne ren génne nañu daaw dañ ko doon def at yi passé parce que wax naa ne 210 bi xaw na fi yàgg bële passé dañ def alerte na leen bu leen def ren 210 soo leen ko defee doo leen ci génn ñu tam xam lu ñu yàlla dogal yëf yi di continuer ñun tam ñuy liggéey suñu liggéey di sensibiliser nit ñi bu baax a baax mooy baykat yi ñu ci nekk ci ñoom am ci ay jafe-jafe surtout Sonacos bi nga xam ne moom moo fi nekk comme état ci loolu jafe-jafe boobu bu fekkee dafa am mooy prix yi ñu doon war a jëndee moo arrangé baykat li tax nag doo arrangé baykat mooy mënoo di commencer di ruuj ba fa ngay foree manko mooy fi ñu toll nii bees dem war a jaay yóbbu sa ngooñ di ko jaay ji ci prix bu yées boobu la te dafa rawati ren nga xam ne ku ci nekk ci ñun amoo woon jiw état joxuloon jiwu bu complet jiw bi dafa manqué ba pare baaxul Covid bi téye ñu gerte bi yokku suñ kilogramme yi nga xam ne ñu ngi ko doon ji ñu ngi ko jëndee 1000 francs ñaar téeméeri dërëm kilo bi si gën nga tuuti su fekkee loolu da nga ko am waroon ji tey fukki hectare benn nit bu ci nekk amoo moyen pour ji lu bëri nga ji lu yem gerte bi ren ñu wax nañ ko danañ ci ñëw mooy amul poids bi ci war a am dafa oyof ci secteur yu bëree bëri te man li may wax ku ci bëgg ñu ànd ngay dem ñuy def suñu enquête toog baykat yi toog ñuy wax wala ñu dem boog RTS jël télévision yëpp ak rajo yëpp synchronisé boole leen ñu ubbi antenne yi baykat yi wax. parce que nag dafay métti trop nga xam li ngay xam di ko wax te yàlla rek tax ay leader ay nit di la weddi ci loo xam ne teguñ ko. waaw yéen seen ministre de l'agriculture gis nañ ne moom ànd nag njiital réew mi Macky Sall ndaxte nee na li chef de l'État def vraiment yokkute la ndaxte njëg li suufi na woon lool ñu ñëw ba 250 amoon na ay jamono 160 la woon xam nga ñi yëg-yëg ba tey 250 mu jàpp ne daal ndam la njiital réew mi def na liggéey bu mucc ayib ci mbir mi. waaw loolu kenn weerantewu ko ndam la waaye est-ce que ndam day doy 40 francs mu ngi soor a am ci ñun bi ñu defee suñuy gëstu mu ngi soor a am ci yokku kilo poids gerte ci benn at waaye dafa fekk ne fi jamono bi toll loolu dafa mënul doy
parce que nag bul fàtte na tey ñii nga xam ne ñooy exporté tey bu fekkee ñëw nañu mën a jënde lu ëpp fuuf loolu ñoom ñu bëgg ñu proposer 250 loolu aussi dafay mel ni jaay doole la te loolu la ñuy expliquer waat que ni même bu fekkee dañu def ay plateforme expliquer nit ñu sensibiliser dénoncer def lépp tamit nit ñi ñoom ñun fii laa ko waxee ko feneen ñun duñu xaar benn yoon état di jënde 250 te maa doon wax ne nañ di sóoraale les coopératives la nangam mais ku ci nekk ci yéen foo jekkoo jaay lu ëpp 250 demal nga jaay gën a gaaw te lañ ci xamul mooy ren traite bi du yàgg parce que gerte bi ni ñu ko nattee demeewu ni ko ren boo demee fi nga xam ne moo ëpp gerte bu gën mooy ci région Fatick la bokk Foundiougne bi département Foundiougne bi ci ëpp gerte bu gën la ñëpp ko song ji parce que xam nañ ne gerte boobu baax na yi ci des seen gerte yi dafa xaw oyof loolu te mu yaatu trop ma doon seen bu yaatu loolu nag moom laa la bëgg expliquer tey zone yu bari boo demee tey ci région Fatick région Kaolack région Kaffrine région Diourbel bi ñëpp ku ci nekk tey prix ba ngay jaayee ëpp na 250 yi état yi am yi état teg te yooyu am nañ ci prix bu ci nekk dëkk yu ci nekk moo xam wàkk ngu naag fu ne mun nañ la fa wax ndindi njabel fu ne seen prix yi ëpp na loolu. xam nga dañ ne récolte bu bëri rek prix war na wàññeeku dans les normes tey gouvernement bi day ne récolte yi baax na nawet bi baax na taw na lool yéen ngeen ñëw rek daal di ko weddi di ay waxu famille yéen tamit. waaw xam nga ñoom dèjà ñi ngi ne ren danañ am 1,8 million tonnes daaw ñu waxoon 1,4 million c'est bu ñu waxee rek da ngay tiit te li ñuy wax dara du ci am. ba pare seen gëstu boobu la bi ñu koy def mu ngi ci mois de juin le 2 juin midi te ñoom seen site lañ ko jàngatee su fekkee loolu dafa am mooy agriculture su fekkee ne loolu dafa am ñu wax ko le 2 juin jàppal na maamu yàlla ji xiinagul woon baykat bi nga xam ne day jël dugubam ñeme koo suul di xaar yàlla ji taw boobu defagut ko nan ngay mën a defee jàngat ci ne nawet bi nii lay mel. mais bu fekkee da ngaa def loo xam ne pour jàngat lu yegsee gut la bu yegsee nga am honnêteté toog ne ñoo defoon jàngat bii waaye xëy la yéwén nawet bi ni ñu ko jàngat parce que nawet bi bëri ndox bokkul ak barkeelu nawet ndox moom am na kenn werantew ko waaye ci côté gerte bi nga ñëw dama lay leeralal gis nga bëri gerte taxul nga am poids gerte bi dafa oyof te ñu bëri ci ñoom ñii tey doon ingénieur ci côté boobu mënuñ la wax lii lan la ministre bi lañ dégg mu ne il y a 40 ans lii mësul dal Sénégal moo tax ñu bëri tey ci ndaw ñi fi nekk jàng loolu doon ingénieur agriculture ak yooyu mënuñ la wax lii lan la damay leeral lu bari foo mën a demaat ci raison yi ma lay expliquer nii ñoom ñëpp la seen gerte yu oyof poids bi mu waroon am amuñu ko même bu dee gerte yi meññ nañu dafa am côté yoo xam ne meññ na loolu d'accord nañ ci waaye dafa oyof am côté yoo xam ne meññul trop mais poids bi amul wala damay laaj nag qualité ak quantité soo ko bëgg a différencier ci poids am nañu quantité bi mais amuñu qualité bi kon poids bi day mooy mu am beneen affaire boo xam ne dafa am ren mooy yàlla ji dafa taw ci biñ ne gàmmuwaat le mercredi ak jeudi bi taw boobule dafa jël Kaolack tëb fi nga xam ne mooy Kër Bakk demaat ba ci koñ côté wàkk nguuna jëm mbir na sabax yooyu yëpp mu tawaat taw boobu dafa am lu bari lu mu def ci gerte ñi nga xam ne deqeeguñu woon bi mu tawee gerte bi day des ci suuf bi force ñun ñuy baykat xam nañ ko boo deqee tamit du la topp foog nga toppaat ko mooy maire rek suñu bàjjane taalibe ñoom la ñuy jox ñu koy kis yi di foraat ak yooyu kooku du topp qualité wu gerte du topp poids wu gerte bi daf fay des ba pare ngooñ ba fa nekk day xuur ñi nga xam ne dañoo gasoon ba pare teg ko seen gerte bi day yàqu parce que dafa tawte ngooñ bi aussi dafay tawte soo ko boolee nag ak ñax bi nga xam ne ren ñëpp gëm ne dafa bari li ko waral mooy taw bu bari ngooñ aussi dafa manqué fii may wax ak yow rek Dakar mu ngi fi jar 4500 jëm 5000 soo demee ñi nga xam ne ñoo koy jënd ci dëkk Dakar yi ñu ngi koy jëndee 2800 war ko sol balaa ñu pare mu nekk 3000 ñoom bu ñuy fii Dakar ñu ngi koy jaayee pour ñi nga xam ne ñoo koy jaayewaat 4000 francs prix grossiste donc jàppal ne noonu mu manqué ci gerte bi noonu la manqué ci ngooñ bi te noonu la amee jafe-jafe bu nganda tey ci li nga xam ne moom mooy dugub. kon tem ñuy risqué assister lii di famine xiif bu métti. effectivement maam yi ci lu leer parce que loolu dañ koy wax moom laa lay wax toujours que ne ministère bi toujours ñi nga wax ne ren am nañu 3 millions 400 lañ wax 3 millions am nañu ko ci dugub ak ceeb basi mboq loolu la ñuy wax alors que boo xoolee loolu mooy toujours ci fi ma la wax ne ñu ngi ko waxee ci le 2 juin yàlla ji tawagul woon mooy gént lañ doon def rek waaye nag bu yàlla dogalee seen gént googu sottiwul dañu war a honnête ne nit ñi wax dëgg yàlla ñun ñoo géntoon lii waaye loolu amut léegi nag ñooñ bu fekkee loolu la waxoon wax naa la léegi nag 4 millions lañ wax ne ren danañ ko am 3 millions lañ wax ne dañ ko am léegi 3 millions yooyu la jàppal ne ñoom ñoo defaat ñun ci suñuy gëstu ci beneen étude
ñu ne Sénégal ci côté monde rural bi bopp bu ci nekk dina dundee lu mat kilo dugub ak ñeenti kilo ci at mi jàppal ne monde rural bi seen pourcentage mu ngi nekk 56%. léegi 56% yooyu ku ci nekk war a lekk kilo dugub ak ñeenti kilo soo ko calculer daf lay jox rek 4 millions de tonnes 885 68 ci tonnes loolu xanaa dépassé na bu yàgg ñoom seen xayma bi ñu def. te ñoom seen xayma bi ci dugub laa wax la ñu war a lekk ñun mu ngi nekk 950 tonnes. mboq bi mooy 300 mooy 630 tonnes léegi lii rek ma la wax ni ci waa monde rural bi li ñuy lekk ëpp na ñoom xayma bi ñu def nga soor a ñëw ci monde urbain bi monde urbain boobule tey ñoom ñu ngi nekk 43 ci population bi war a lekk ku ci nekk 23 kilos loolu tamit suñuy gëstu la ñu def soo ko boolee nag tey nga soor a dem ci baykat bi mu ne la man dama doon bay lii 2 hectares la daanu ma ci def engrais daan naa am lu mat lu ma dee dégg 2 téeméeri jox mooy takk yi ren mënumaa am téeméeri takk yu mat te def naa engrais def naa urée baykat bi nga jàkkaarle ak dugub bi mu ñuul ku focc ci fees dal yor na ma doon mel mais amul benn dugub nga dem ci koo xam def na lii xëyu ñaari fas la normalement waroon naa ci am téeméeri takk ak lu tak fukki takk ak ñett laa ci am mu ngi nii wan la ko nga dem ci keneen mu explique ko ci loo xam ne ni région Kaffrine moom département par département nga dem ci région Kaolack mu laal fa lu bëree bëri donc mu xaw a yaatu loolu ci côté dugub laay waxee loolu su fekkee dafa am ñi def ko ab jàngat ci lu leer ñu xam ko donc ay la yéwén am na loo xam ne ñoom am nañ ci part de responsabilité mais am na loo xam ne li ci ëpp ren ndogalu sunu borom la nañ assumer loolu le moo gën di weddi ak nëpp di jéem a lañ ba ni di xool foo koy jaar. daa mel Cheikh Tidiane Gomis am question. waaw léegi man dëgg la damay ñëwaat ci gerte gi di lay laaj tey jii ak événement chinois yi ndax du loolu moo tax ba tey jii état bu tegee prix ngeen bañ dem ci état. maanaam parce que ñëpp xam ne parce que rapidement benn constat dafa am mooy que état kii na prix bi à 250 francs chinois yi ñu ngi koy jëndee à 300 et léegi problème bi am moom mooy chinois yi yow boo demee Bassirou boo demee di jaayi chinois yi parce que état da la ne 250 yooyu bu dee ñëwoo ma ko jaay. boo koy jaay bitim réew da nga may jox kilo bu nekk 30 francs xam nga loolu la état wax. léegi nag yéen ci loolu ci problème boobu ndax même boo leen bañee jox état dem di jaay chinois yi di koy importer est-ce que yéen ñi loolu di ngeen ci génn. waaw parce que li ngay wax nii li waral ñoom ñu def ko parce que dama lay fàttali 2017 2018. dañ tegoon 40 francs. gerte bi des fi. waaw. ba fàttali yaa ngi dégg président ci la doon yuuxu ba président Turquie bi ñëw fi. mu koy ñaan wàllu gerte bi desoon fi. ay la yéwén nag ku ci nekk ca la ngay yëngu boo sañoon ñëpp soxla ko ñun ñoo demandé na ubbi frontière yi képp ko soxla yëf yi mu ñëw parce que lu ñëpp bëgg mu cher ñun suñu yéene suñu bëgg-bëgg mooy kilo gerte dem ba dépassé 1000 francs parce que nag baykat war na mën a gis boppam ci li muy def. léegi nag fekkee chinois bi dafa ñëw war a jënd lu ëpp loolu ba pare war ko yóbbu def ci lam cee def yëpp indiwaat ko Sénégal sax mu gën fi seerawaat mais pourquoi tey baykat boobule munul kii nga xam ne mooy waa Sonacos munul fexe ba def loo xam ne ñun danañ ci mën a gis suñu bopp mu méngoo ak chinois bi mais malheureusement foofu dafa am politique bu doy waar ba fa nekk. te ki nga xam ne mooy seen directeur moom moo ko wax mooy président Diagne Fada ci boppam. moo fa nekk comme parce que dafay wër. bi muy wër muy expliqué ne bu fekkee ne tey Sonacos dafa nar a yem ci dëwlin te Sonacos loolu lañ koy doyee dëwlin chocolat yëf yooyu pour jaay ñu ko na fa def communication bu normal ba nga xam ne président même ci kaw parce que mas na joxe idée yu mel noonu ak ñi nga xam ne ñoom lañ njaboote yëpp ñiy def consommer local Sonacos mën a gis boppam mais su Diagne Fada toogee ne fu mu ne nii wóor na ko ne bu fekkee Sonacos dafa yem ci di nal dëwlin ak yu du ci mos a génn moom day jaay comme ñun waaw moom daf ñu dàq jaay chinois daf ñu gën a xam chinois ndax daf ñu gën a bëgg xaalis moom dañ ko fi teg pour leneen baykat bi nekk fi pour leneen nañ ubbi marché ñu jàkkaarle face ak ñi nga xam ne waxuma chinois yi kese parce que man nekk ma exporté international yëf yi ubbee ko baykat bi gis ci boppam mais soo tegee ba lajjite ak politique bu doy waar weesul nga naan lii fi nekk mënu ma ko def foog ma jaay feneen pour mën ci génn
avec ça daaw ñuy menacé ñu bëri ci ñoom ñoo xam ne ñu ngi leen di dàq ci seen liggéeykat yi man sénégalais la 100% dama bëgg sénégalais fu mu nekk moo fay gis boppam mais su fekkee ne nag ñàkku baykat bi mooy tax tey yenn entreprise yi di mën a maintenir seen élément ak seen nangam mais nañ fi jóge mais ñu ubbi marché bi ñu ñëw. xam nga tey kooku si tu me le permets parce que man li ma jaaxal mooy man souvent je me dis que wàllum bay gerte warul mën a am problème war ngeen see mën a génn à 100% parce que gerte ci liñ koy utiliser moo bëri déjà ngooñ mi rek ku ne xam na ni Sénégal li ñuy consommer ngooñ bëri na te foofu lay jógee li nga xamante ni mooy gerte bi aussi wàllum chocolat diwlin na yëpp si lañ jógee ba si xottu bi am na ñoo xamante ni ñu ngi koy utiliser pour yeneen ak yeneen la moo tax donc forcément mu war a mën a am problème pour man war ngeen cee mën a génn puisque lépp dañ koy utiliser ci yeneen i domaine waaw waroon nañ ci mën génn ndeysaan question bu neex sax su kaw bu fekkoon ne tey ñii nga xam ne jiite nañu gisee nañu li nga waxee parce que nag bay surtout gerte fa mu commencé ba fa mu jeexee lépp njëriñ la mais taabul bii mënoo ko tiim rek xalaat ne mun naa fi def tey kii bindkat bi nag mooy assistant bi mënoo tiim taabul bi rek ne tey petit déj lañ fi defee nga jël dessiné fi ay kaas ay petit croissants ay nangam foog nga am xam-xam bi ak kii bi pour def ko ak volonté pour def ko malheureusement mënoo ñëw tiim kemb gi rek tiim xott bi baykat ni muy defee rek nga ne lii mën a dem dafa war a am formation pour ñëpp ci côté yëpp tey gattax bii moo xam bu dugub bi la bu mboq yi moo nangam mais mun nañ ko jël di ko rouler composer ko ak yeneen affaire day doon forcément ripaas yarkat bi nga sécuriser ko ba nga xam ne kenn du laal alalam konoon bu tabaski jotee dootoo dégg danañ jëli xar Mauritanie wala Mali mais noonu la ñu war a mën a defee yu bari ci yi ngay wax ni defar ko former xale yi former jigéen parce que jeux yi bëri na fi jigéen ñi mais duñ ko def tey agriculture bi xew mooy semaine de l' agriculture bi xew fale salon bi xew France mais ñoom kese ñooy dem te bu ñuy dem duñ yóbbaale ci le pur baykat bi nga xam ne tey bu ñëwee mun na yokk agenda am yokk expérience am bu ñëwee di jàngal ay xale di teg ko ci marché bi ñoom ñooy dem bu ñu demee défilé def lu leen neex ba benn jour bi nga xam ne sénégalais moo ko moom ñu ñëw fa doxantu jël seeni photo ñëw bu ñëwee xam-xam ñu fa jëlee ko ñëw ci 3 li lañ koy dugal yow mii di sénégalais war a doon pur baykat toog ci digg baykat yi boo organiser benn affaire invité leen duñ ñëw seen xam-xam boobu fan lay jëriñ bii xew fii foire bu ñëwee dañuy def falaas doxantu alors que dañu waroon a jéem a góorgóorlu fexee def transformation yokk li nga xam ne moom mooy nal dawlin bi defar karité bi defal saabu bi defar lépp konoon li ngay wax ni ñëpp a ciy gis seen bopp xale yi deetuñu nekk fii dee dang-dang di defar marchand bi la duñu xalaat dem Barça wala Barça Aïcha gis nga agriculture dafa nekk lu am solo lu nga xamante ne nii tey ji bu ko état bi développé woon je pense que ay mbëkk meeg ay barça du am parce que ñii di jóge fii tey Sénégal di dem ay Espagne bu ñu demee tamit dañuy bàyyi ji ci implantation wu ñi nga xam ne ñoom ñoo di espagnol yeeg italien yi donc ñun pourquoi mënuñu seqale suñu mbay bi en 2006 gisoon nañ ne que Abdoulaye Wade l'avait commencé de par son plan REVA wala ay Guana et quelque chose comme ça bien vrai que commencé woon na suqaliku mais bi Macky Sall ñëwee aussi projet yu bëri continuer ko te état continuité la dundaluñu mbay bi ni ñu ko war a dundalee yéen aussi yi nga xam ne yéen baykat yi war ngeen mën a am seen fulla ak seen fayda jël mbir mi def ko seen mbiru bopp man mënuma concevoir à chaque fois at bi day jot ngeen waxtaanee mbapat beeg wala ngeen waxtaanee campagne beeg 200 francs 300 francs un mois ngeen koy coow après mu jeex bu tegaatee ay weer baykat bi dundaan li mu doon dundee te à chaque fois yéen a nekk derrière te yéen a nekk ñoo nga xamante ni producteurs yi war leen a gën a mën a tekki ñi nga xam ne ñoo di consommer waruñu leen gën a mën a tekki entreprise yi mag yi waruñu leen gën a mën a tekki chinois yi waruñoo gën a ñëw fii récupérer suñu kii bi dem te ñun duñ si am dara baykat yi je pense que war nañu mën a taxaw dëggal seen bopp ci dëggal bopp goo xamante ni da ngay gis sax après ñu waxtaanee waxu campagne bi ba pare ñu jóge fa encore ñoom ñuy xaaraat jiw baykat yi taxawaat di xaaraat jiw man loolu mënu ma ko comprendre c'est un processus à régler te loolu je pense que comme yéen ay jeunes ngeen war ngeen ci léegi yow Aïcha Mbassa ngeen taj voilà un cri de cœur la billaay wallaay dafa doy waar alors Aïcha Bassirou ñu ngi lay jaajëfal bu baax ba dëgg bu wér pire alors Mamou yow ñu ngi lay remercier bu baax a baax jox la rendez-vous lundi Bassirou yow aussi ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax xam naa ci yeneen i occasion dinañ ci amaat ay fii ñu waxtaan ak yow incha allah Mamou on te donne rendez-vous lundi bu soobee yàlla ñu daal di la bàyyi nga tàggoo très rapidement. d'accord maa ngi leen di remercier yéen ñëpp ñi nga xam te ne jot a participer ci rubrique bi kontaan naa bu baax a baax di remercier
Imam Ndiaye maa ngi koy nuyoo Médina rue 1 angle 16 moom ak Jabaati di nuyoo waa Médina yëpp di nuyoo sama yaay ak sama papa di ne aussi rek nañu taxaw ci agriculture ndaxte buñ ne dafa bokk ci la nga xamante moom mooy suqali koom-koom gi kon war nañ ci taxaw bu baax a baax côté subvention bi ak ñoom seen yëpp na état taxaw ci jàppale baykat yi. Merci beaucoup Mamou ba lundi incha allah di nuyuwaale waa Médina yëpp di remercier Basirou ñu daal di ñëw léegi daal di jëli suñu rubrique